salaamaaleykum mbokki xibaaru takkusaan si li si nar a gën a fës. Birama Ndiaye. bokk na ci li ci nar a gën a fës lu jëm ci wàllub njàng beeg njàngale bi secrétaire général bu CEMS am tiitaange ci li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllub mbas mile donte ne sax gis nañ ne boobu nëgë si loolee amagul moom nag la mu tax mu daal di yëkki kàddu yooyu bokk na ci ñàkk fonk protocole sanitaire gi nga xamante ne moom la nguur daal di waxoon bu ñuy door li lee di njàng beeg njàngale bi. niki atu ren ji dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ci booba jamono lii lee di région médicale bu nekk ca Thiès comité de gestion ba moo ngi nas ay pexe xool ananes la koy daal di def ba daal di ko yóbbu ci école yi ak it ci bërëb yu dembeek dikk yi foofee ngir rek daal di fexe nit ñi wattandiku baax a baax lii lee di mbas mi foofee ca Thiès dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi niki bésu tey ji itam lim bi daal dina yokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo amee mbas mi la juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ñoom ñoo ko amee bees am na ci kenn ku ci jot ñàkk bakkanam dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ca booba jamono foofee ca Ziguinchor hôpital régional ba fa nekk ña fay liggéeykat nag ñoo ngi sàkku seen weeru payoor rawatina novembre gi nga xamante ne ba ndege si jotaguñ ci loolee nag tax nañu daal di ci am ab toogaanu ñaxtu niki bésu tey jii dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi li ni mel biñ ci boole yeneen xeetu xibaar bokk na ci bésu tey jii ñuy màggal lépp lu jëm ci wàllub xeexub ger loole di ngeen ci mën a addu ci wax sa xalaat ak itam la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllub mbas mi ak l'école yi rawatina yëngu-yëngu yi nga xamante ne ñoo ngi ko fay daal di gis ci 88 lay doon 628 98 98 bi ci réew 33 841 22 33 Pape Abdoulaye Dieye moo fete ci xarale gi. Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teewlu bi ngeen di teewlu seen rajo Sud FM 98.5 tey nekk àllarba yemb ak juróom-ñeenti fan ci weeru décembre atum ñaari junni ak ñaar fukk yooyu xibaar ñu doore ko ci njàqare bi nga xamante ne secrétaire général bu CEMS daal dina ko yëkki rawatina ci mbas mi le dàpp na ne nag lu jëm ci wàllu protocole sanitaire gi nga xamante ne moom la ñu waroon def ci l'école yi loolee daa duñ ko fonk ba tax rek moom Saourou Sène di dànkaafu jàpp ne nag loolee boobu mooy dina am ay ndongo ak ay jàngalekat yi nga xamante ne dinañ jot ci feebar bu la di mbas mi looloo waral mu daal di ci yëkki ay kaddu Saourou Sène ñu teewlu ko ci micro Mamadou Camara. am nañ benn préoccupation boo xam ne dañ koy teel a wax parce que nag gis nañ loo xam ne lu ragal lu la muy pandémie bi nga xam ne dafa mel ni daal dafa gën a yokkuwaat ci fan yi yu nekk wax gouvernement au Sénégal en rapport ak collectivités locales yi war nañu jël toutes les dispositions pour que école bi ñu sécuriser ko parce que nag li nga xam ne mooy lël bi ñu tenir à Saly mais ci foofu waxoon nañ ci protocole sanitaire bi lan la ñu mën a def pour que école bi nekk dans une parabole de sécurité loolu bokk na ci masque yi nga xam ne dafa war a doy ci école yi bokk na ci gel hydroalcoolique yi nga xam ne dañ ko war a def ci école yi ak lavage de mains yi dispositif boobu il faut que ñëpp veiller à ce que mu doxee nu mu war a doxee pour que école bi nekk ci parabole de sécurité comme ni mu ko waxee. ci booba jamono itam waa Thiès comité régional de gestion des épidémies bi fa daal di nekk moom nag moo ngi def kem kattanam ngir rek daal di fexe ci l'école yi ak it fu bërëbu dem yeeg dikk yi foofee ca garage yi ñu gën a wëttandiku baax a baax la nga xamante ne moom mooy lu jëm ci wàllub mbas mi la ci noonee dinañ fa tëral benn plan bu bees ba nga xamante ne buñ ko defee dinañ mucc ci feebar boobee Thiès Babacar Ndaw jël ay matuwaay yu wóor jagleel ko l'école yi waaye it wàllub dem beeg dikk bi looloo gën li gën a fës si ndaje bi nga xamante ne ak comité bi saytu wàllub mbas mi si diwaanub Thiès moom la jël si àllarba ji ak gouverneur bu diwaanub Thiès Mouhamadou Moustapha Ndaw école moom lu ñu tiital la parce que bëgguñu suñuy doom ñu vraiment di am jàngoro ji buñ ne xale yi du leen lor tamit nañ leen daal def tout pour que ñu bañ leen a jot surtout que boobu buñ ne bu lor xale bi tam mun na lor maamam mun na lor papam bu am magee bi wala yaayam ji mag yi nañ def tout pour que mbir mi du dugg si biir école yi phase bële chance bi moo doon tëjoon nañ école yi mais bi yoon dañuy war a xeex boo xam ne école yi fonctionné donc il faut moom laaj taxawaay bu mat sëkk si joxe ay masque parents yi tam ñu wax leen ñoom tam ñu def effort pour mun a jox seen doomi masque waaw wàllu transport bi nag moom effectivement loolu moom je pense que ay mesures yu strictes lañ si war a jël ay wax naa ko force de défense et sécurité police ak gendarmerie en particulier pour que li ñu leen waxoon muy jël manifeste bi ñi xam ne dañuy dugg si oto ñu def leen manifeste ñu kon di jël manifeste yi pour que ëllëg bu malade amee ñu mën a topp ay contact am. ginnaaw Dakar jàpp na ne triangle Dakar Thiès Mbour moom mooy cas yi nga xamante ne mu ngi fees fan yi waaw Mbour Tivaouane Thiès xam ne yëpp ñu ngi féetoo si wàllu li ñuy wax rek triangle Dakar Thiès Mbour nit ñi dañuy xëyee Thiès wala xëyee Mbour dem liggéey Dakar
Dakar dañuy xëyee Jandeer ak yenn zone Tivaouane yi ba Mboro di liggéey Dakar donc loolu bon moo tax finalement tamit bon foofu moom foog taxawaay bu mat sëkk am si amul lu ñuy bàyyi daal taxaw naan jeex naa yooyu wala mën naa relâché moom nañ ñëpp xam ne mënu si am. ba tax na askan bi jàpp na si ñu am si pàcc bu am solo li ñu tuddee approche communautaire. waaw parce que communauté bi seen bopp damay sentir que nit ñi léegi yàq nañ affaire bi jeex na ñu doon borom dancing yi ne leen ni leen bàyyi ñu ubbaat seen i dancing marché yi ne leen nañ leen bàyyi ñu ubbaat seen i marché ku nekk mi ngi ñëw naan moom nañ bàyyi il faut ñu kon ne taxawaay bi ñu taxee woon ba mbir mu set wecc si dëkk bi wala si àdduna bi. ci jamono jooju way takk der yi ñoom ñu ngi si mbedd bi transport yi ngir fexete yi ba askan yu mën a sàmmonteeg li nga xam ne moom mooy seen wàllu masque donte du ñëpp sax ñoom ñoo respecté lii di dogal boobu Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar Ndaw niki bésu tey ji juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ñoom ñoo ko amee bees ci mbas mile loole am na ci kenn ku si jot a ñàkk bakkanam docteur El Hadj Mamadou Ndiaye ci ay leeral. tey bésu alarba juróom-ñeent fan ci weeru décembre bi ñu nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak benn test yi ñu def juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ñoo ci positif. ci positif yooyu am nañ ci fanweer ak ñett ñu tuddee cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci benn cas bu jóge bitim réew mooy importé te mu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci fanweer ak juróom ñi tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu seen lim nii la tëddee Mariste am na ci juróom Richard Toll am ci ñeent Dakar Plateau am ci ñaar Fatick am ci ñaar Médina am ci ñaar Mermoz am ci ñaar Point E am ci ñaar Almadi am benn Cité Djily Mbaye am ci benn Cité Mixta am benn Grand Dakar am benn HLM Grand Yoff am benn Koki am benn Liberté 4 am benn Louga am benn Mbacké am benn Mbour am benn Ngor am benn Ouakam benn Saint-Louis benn Thiès benn Yarax benn ak Yoff am ci benn ñeent fukki malade yi entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fukki malade ñoo nekk réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bésu démb talaata juróom-ñetti fan ci weeru décembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom ak juróom-ñeent téeméer ak ñeent wér nañ si ñett téeméer ak ñeent fukk ak benn ñàkk seen bakkan mu des ñeent téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal kooku génn àdduna wala xare ko àjjana di ñaanal ñooñu des hôpital ak ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu gën a sàmmonte ak digle yu ñu joxe bés bu nekk di leen fàttali na ngeen aar seen bopp aar seeni njaboot aarale askan wi di bàyyi xel ci sol seeni masque fu ngeen toll masque dafa war a muur gémmiñ ak bakkan di sopp lool di raxas seeni loxo ndox ak saabu wala di jëfandikoo gel yu ànd ak qualité pour bañ a am doomu jàngoro ji di dandante ci yenn bërëb yi ak ci ndaje yi. docteur El Hadj Mamadou Ndiaye fagaro gën faju foofee ca Ziguinchor gis nañ ne itam liggéeykat ya fa rawatina ci hôpital ba nekk tey ji dañoo xëyap toogaanu ñaxtu ngir rek daal di sàkku seen weeru payooru novembre gile noonee nag lañ ko daal di xamle ci teewaay benn Michel Kanfou. boo amul salaire nan ngay liggéeyee ak boo ñibbee la wax sa njaboot wala sa doom ne la yaa papa dafa nañ ma école parce que fayloo. ak seeni sagar yu xonk la ñu génnee tey ngir ñaxtu ci biir hôpital régional bu Ziguinchor ñooñu le di agent de santé centre hospitalier régional bu Ziguinchor lu ñuy laaj mooy seen salaire weeru novembre Mbaye Badiane di secrétaire administratif sous section SUTSAS bu hôpital régional bu Ziguinchor moo yore seen kaddu. dañu waroon fay salaire yi. fayeguñ ko ba léegi ñu amee loolu ñu motivation bu ñu waroon fay ci weer bële fayeguñ ko waaw dañ tu xam père de famille buy liggéey tamit waroo mën a toog ba le 9 amuloo salaire te motivation boobu daan na nekk loo xam ne moo doon jàppale nit ñi le temps que salaire bi di ñëw donc ñaar yooyu yëpp boo ko amul ça va être difficile donc loolu moo indi lii. personnel bu santé boobu la daal dinay profité ci sitting boobu yi tamit ngir ñaawlu yenn ci ay manquements yi nga xamante ni am na ci l'hôpital bi. que état bi xam ne amuñu chirurgien amuñu cardiologue amuñu urologue amuñu dara
même neurochirurgien sax amuñu ko parce que dañ ko contractualisé mu ngi hôpital de la Paix mu ngi fii amuñu néphrologue amuñu radiologue dañu jël suñu xaalis di ko fay ay médecins pour la te état bi war ñu ñoo yónnee ay médecins pour la état bi nañu yónnee ay médecins. directeur hôpital régional bu Ziguinchor moom nag daal dinay nangu ni tardé am na waaye nag Martial Coly Bopp mu ngi wax ni ñu ngi def seen kéemtulaay kattan ngir jéem a indi ci ay saafara. li ko waral situation bi nga xam ne recettes yi ñu doon am ci hôpital bi dañu wàññeeku. loolu buñ ko jëlee itam ñi nga xam ne ñooy ñëw faju fii te am ay mutuelle wala am ay IPM dañu yoreel hôpital bi. facteurs yooyu boo leen xoolee moo indi difficulté yi nga xam ne moom la ñu jànkonteel mais ñu ngi trouver quand même ay solutions pour mën a génn ci situation boobu. ki doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor Ben Michel Kanfoudi. Ben Michel Kanfoudi ñu àddu ci wérgu yaram ginnaaw ba nga xamante ne nag am na wopp su ko daaneeloon député bi la di Marie-Louise Diouf génn na àdduna niki tey ji fii ci Ndakaaru ci kanam tuuti lañ koy jébal boromam foofee ca janasay jullit yu nekk ca Yoff moom nag moo ngi nekkoon ci coalition Benno Bokk Yaakaar. ci noone ñu teewlu seede yi nga xamante ne seen njiit di président Aymérou Gningue daal dina ko yëkki ñu teewlu ko ci micro Marie Rosalie Ndiaye. di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Marie-Louise député la bu bokkoon ci suñu groupe Benno Bokk Yaakaar nekk député Sénégal mu jóge fi tey kon li may jëkk a wax ginnaaw bu ma ko ñaanalee mooy jaale ko njabootam jaale ko itam président de la république bi nga xamee wax dëgg yàlla mooy suñu jiitu coalition Benno Bokk Yaakaar mais jaale ko bépp député boo xamee yaa ngi fii ci assemblée nationale. Marie-Louise ku baax la woon ku daan fekke suñuy waxtaan la woon ñu fal ko ci quartier bu ñuy wax Grand Yoff mu nekk ci député Dakar daan wax ak ñoom daan leen jooyal seeni soxla kon tey bu génnee àdduna moo xam naa ne wax dëgg yàlla amul benn député boo xam ne amul naqar tey kon loolu laa mën a seede mu doon jigéen ju baax jigéen ju yaru jigéen ju dal jigéen joo xamee itam lépp la daan fekkee lépp lu ñu mës a organiser fii ci assemblée nationale daan lan teew kon maa ngi koy ñaanal yàlla fu mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee salaam. Sud FM. ngeen fi wéy di fi taataan xibaar yi ginnaaw bu fukki simili tegoo ci fukki simili ak ñaar tegoo ci juróomi waxtu foofee ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru niki tey ci suba defati woon nañ seeni mënin ndongo yi la ñu doon sàkku bokk na ci seen payooru bourse ñu teewlu kenn fa ñoom di Bassirou Tine nekk délégué faculté des lettres ak sciences humaines ci micro Ismaïla Marcel Coly. ko waral nag mooy bourse yi nga xam ne bu léegi gouvernement bi fayagu leen ko te toog nañu 2 mois yoo xam ne fay ñu bourse yi te bourse boobu noonu maanaam li muy jëriñ étudiants yi dafa bëri parce que étudiants yi loolu moom moo koy mën a dimbali pour muy am lu mu jënd ay ticket pour dugg restauration wala bu amee ay bic wala cahier wala war a tirer ay documents loolu moo koy permettre pour mu def ko donc étudiant bi soo ko xañee loo rek day nekk loo xam ne luy métti lay nekk. waaw bourse yi la ñuy kaas actuellement mooy bourse pédagogique yi ak subvention pour étudiants yi nga xam ne ñoo nekk si deuxième cycle bi. loolu lañ nekk di casse actuellement. En fait, il s'agit de quel étudiant? C'est l'ensemble des étudiants? C'est l'ensemble des étudiants qui sont boursiers. Oui. ñi nga xam ne bourse pédagogique la ñu am ak ñi nga xam ne bourse sociale la ñu am même ñi nga xam ne aide sociale la ñu war a am aussi tamit si lañ bokk pour comme ni nga ko gisee nii étudiants yëpp ñoo booloo nekk ban pour jamaaloo ak police yi parce que du benn amical c'est le collectif des différentes amicales de l'ICAD ouais. Est-ce que am ngeen yeneen stratégie du waaw xam nga kuy dem guerre moom doo wone say arme quoi mais nga xam bu baax wala nit ñi xam bu baax wala état bi xam bu baax que ne ñun bàyyeeguñu te duñu sonn duñu tay parce que li nga moom suñ la ko joxul moom soit da ngay négocier pour jot ko def nañ ko état bi réagir soit nga dem tamit nga jot nañu négocier avec directeur bi mu xamal ñu ne que ne affaire bi si c'est au niveau du ministère des finances foofu noonu la problème bi nekk mais étudiants ñun mënuñu nangu loolu noonu aussi tamit parce que boo loolu dafa nekk budget boo xam ne c'est un budget annuel bu ñëpp voté donc nañ ñu fay suñu bourse yi. liggéeykat yi ñoom itam niki tey jii la ñu doon am xayma
waa CSA di confédération syndicale des travailleuses et travailleurs yu nekk ci Sénégal loraanga yi nga xamante nag njeexital gi wopp si la daal di am ci ñoom nag la ñu gis bokk na ci ay jafe-jafe ñoom ñoo ci ëpp ngëneel li Elimane Diouf moo nekk seen secrétaire général ñu teewlu ko ci micro ji Fatou Bari. situation bu metti bi nga xam ne Covid bi créé na ko ci wàllu liggéeykat yi et ci condition liggéey yi nga xam ne metti woon na trop surtout ci période première phase bi nga xam ne ñu bëri ñàkk nañ ci seen liggéey ñu bëri en tout cas seen njaboot tasaaroo na ci à cause de seen perte d'emploi ou bien seen chômage technique bu yàgg. saison touristique bi maanaam mu ngi waaj a ubbi mais situation bi fi mu nekk nii liñ ci constaté mooy chef d'entreprise u tourisme bi ñu ngi defaat chantage parce que ñu ngi wax ne li leen état bi dimbale woon doyul pour ñu mën a reprendre liggéeykat yëpp gérer leen ci période bi nga xam ne ñuy waaj a ubbiwaat seen hôtel ubbi nañ déjà. secteur transport ak commerce donc ak industrie def nañ loo xam ne permettre en tout cas ak fermeture frontières yi amuñu recette yu leen permettre ñu liggéey. secteur yeneen yi comme santé comme éducation crise bi wone na ne naam liggéeykat yi fa nekk joxe nañ engagement bu mat sëkk pour faire face wante li ñu constaté ci crise bi mooy insuffisance yi nga xam ne révélé wu na ci secteur de la santé malgré résultats yeeg liñ ci wax yëpp. liggéeykat yi nga xam ne dañu ñàkk seen liggéey maanaam ci wàllu Covid bi liñ ci constaté mooy législation Sénégal permettre ñu indemniser leen donc foofu li ñuy xaar en tout cas ci gouvernement bi mooy xool yan matuwaay en dehors de liñ jëloon maanaam loi d'habilitation bi président jëloon pour ñu jàppale leen en dehors de loi boobu war nañ mën a aménager yeneen forme ndàmpaay comme yoo xam ne dañ koy instaurer chômage technique ou buñ leen licencier pour perte d'emploi. coalition bi nag mu ngi àddu di wax ne dina organiser benn marche bu mag boo xam ne dañ koy wooye marche pour def tout pour que agression yooyu ñu constaté ci liggéeykaay ñu def tout pour mën a protéger liggéey ak liggéeyukaay yi fexe ba gouvernement bi gën a saytu liggéey. niki juróom-ñeenti fan ci weeru décembre la ñuy màggal lépp lu jëm ci wàllu xeexum ger OFNAC di office national de lutte contre la fraude et la corruption daal dina ci amal niki tey ji lu mu duppee quinzaine nationale de lutte contre la corruption loole ba ñaar fukki fan ak ñett ci weer wi liggéey nag waanaam xumbutee fi dinañ ko doore foofee ca Saly Portudal nar ko fas yéene jeexal niki ñaar fukki fan ak ñett ci weer wi la fii ci Ndakaaru itam dinañ ci amab ay lël yi nga xamante ne dañuy waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu état civil ak yeneen yu demee noonu le lu waral ger gi di amab doole rawatina ñuy liggéey ci wàllu service public yi mooy que nag seen payoor dafa daal di néew lool ba tax itam seen jafe-jafe nguurub Sénégal war na ci addu secrétaire général liggéeykat yu nekk ci justice ñoom ñoo daal di yëkki yooyee kàddu maître Ayaboun Malick Diop moo nekk seen secrétaire général ñu teewlu ko ci micro Malick Ndiaye. waaw tey duñu profiter ci bis bi nga xam ne adduna bi yëpp dañoo takku di xeex mbirum ger pour lancer benn message gouvernement du Sénégal parce que mbirum ger booy xool ñi muy gën a dal mooy agent yi nga xam ne dañuy nekk ci ay fonction publique ay fonctionnaires maanaam loolu nag travailleurs de la justice yi le milieu de la justice rëccu ci c'est pour cela que tey ñu ne nañ ci profiter fàttali gouvernement bi am na ay engagement yoo xam ne jël na ko te bu ko matalee day gën a nekk ci yoonu xeex ger ndaxte nag ger musiba la te service public boo xam ne dafa am ger day indi ay balaa ay gilaawaale ci biim réew te nag foog naa ne lu mel ne justice gouvernement bi dafa war a jël matuwaayam yépp ba nga xam ne lu ni mel ne ger du fa am yoon. tàggat yaram afro basket gune yu amul fukki at ak juróom-ñett Sénégal war a laale ak réew Mali ci kanam tuuti lay doon bu juróom-benn waxtu jotee ñooñe nag ak aiglon yi dinañ tase niki tey ci ngoon ci finalu afro basket
bi nga xamante ne nag di woon nañ tase ni ki atum 2018 ci loolee nag réew Mali moom moo leen mujje woon a daan noonu itam ñu teewlu jàngat li nga xamante ne kii di Vieux Ndoye daal dina ko def nekk ancien international sénégalais ñu teewlu ko. xam nga jongante bi jongante gone la te xam nga gone moom ku xam na ne dañuy des fois dañuy euphorique dañuy bëgg di ëppal des fois waaye man li ma ciy xalaat rek tey moom nañ ci dem ak xel mu dal te xam na ne dañuy basket d'abord pour ñoom et puis basket pour réew mi donc buñ ci demee ak xel mu dal war nañ cee mën a génn ndaxte soo xoolee bii passé final ba le passé Mali moo ñu gagné woon ci benn poñ seen dëkk waaye buñ ko jëlee revanche nañ ko jàpp ne dañu war a continuer liggéey mooy maanaam dafa am lu ñu fa yóbbu nañu fexe ba gagné trophée bi indi ko léegi nag pour dem ci nañ ci teg benn défense bu metti bañ ñoom ñu basket tere leen ñu basket et puis soo xoolee ñun bu ñuy attaqué am nañ ay avantage am nañ ay poñ yoo xam ne surtout suñu njool yi nekk ci biir mën nañ leen utiliser et puis xam nga coach yi ñoom ñoo yore stratégie gëm naa ne bu ñu leen mettre à l'aise dox leen li war man gëm naa ne booy war nañ cee mën a génn incha allah. ci wàllub football Ligue des champions ni ki tey ji la ñu jeexal lii lay phase de poule match bi dox digganteeg ci groupe B boobu nag képp ku nekk mun na ci jàll ginnaaw bi nga xamante ne nag dafa am maanaam kenn daal di gul jiitu moromam la tax rek ñu jàpp ne kenn ki moom mooy favori loolee nag huitième de finale yi ci huitième de finale yi lañ nekk Inter de Milan ak Real Madrid nag ñoom itam ñoom ñoo xaw a jiitu ci fànn boobule wante teewut ne mun nañoo jiitu ñu teewlu kii la di analyste journaliste bi la nga xamante ne day yëngu ci wàllu pour tàggat yaram Salif Diouf lay wuyoo nekk ci APS ñu teewlu ko di Minkilan. mooy ñaar équipe yoo xam ne ñoom ñooy recevoir c'est-à-dire Real Madrid mooy ñooy recevoir Mönchengladbach Inter de Milan mooy recevoir Shakhtar Donetsk. donc pour man daal Real day gagné te Inter de Milan day gagné parce que bon ay équipe la yoo xam ne dañu am habitude de jouer match coupé ensuite bon départ bu bon si. mais bon nañ ñëwaat quoi pour man c'est des matchs yoo xam ne ñoom ils ont l'habitude dañu am habitude dañuy faral di koy jouer ay final la quoi te final équipe boo xam ne tam mën na dem final moo koy gagné ou comme di gagné moo koy gagné donc pour man daal kii Real day dóor kii Mönchengladbach kii Inter day dóor Shakhtar donc ça veut dire que Real mooy doon paye Inter nekk deuxième parce que Inter goal average particulier moom mooy raw Mönchengladbach parce que 8 points lay am mais goal average particulier lay rawee Mönchengladbach incha allah. loolu di njàngat Salif Diallo nekk foofee ca APS di yëngu ci wàllu pour tàggat yaram moo doon àddu noonu ci micro dil Minkilan. Sud FM ganu bés bi. ganu bés bi di Birahim Seck njiital Forum Civil section Transparency International fii ci Sénégal la muy àddu bokk na ci nees la ñuy def ba daal di fexe nguurub Sénégal teg ay tëralin yu yees ngir rek daal di xeex lépp lu jëm ci wàllub ger ci mim réew loolee nag niki bésu tey ji lañ koy màggal maanaam xeex lépp lu jëm ci wàllub ger ñu teewlu koog Adja Ndeye Marème Ndiaye. ñu ngi ak Birahim Seck yow yaa jiite kuréel bii di Forum Civil tey ji bés boo xam ne dañu ko jagleel di xeex lépp lu jublu ci wàllu guerre ñu bëggoon xam fii ci biir réew mi bëri na ay kuréel yoo xam ne teg nañu leen fii ngir ñu xeexee ko ci ni mu waree ndax tey jii mën nañu wax nag ne kuréel yooyu daal def nañ seen liggéey ci ni mu waree. waaw ci njëlbeen li ñuy constaté mooy dañuy wax ne Sénégal jotoon na def ay jéego yu bari yoo xam ne jëm ci wàllu promouvoir li ñuy wax transparence Sénégal teg na fi code de transparence dans la gestion des finances publiques Sénégal teg na fi également OFNAC Sénégal indi na fi loi sur la déclaration de patrimoine ak yeneen loolu dañ koy constaté waaye xeex corruption surtout jamono joo xam ne homme politique yi dañoo nekk ci li ñuy wax ay deal xeex corruption dafa laaj une efficacité bi rek ñaari fànn la benn fànn bi mooy lu ñuy wax wàllu prévention bu fekkee da nga teg lu mel ne OFNAC te OFNAC boobu noonu amul xaalis bi nga xam ne moom moo war a mu mën def liggéeyam OFNAC boobu noonu amul yenn pouvoir yi nga xam ne war na ko am ci yenn agent yi muy contrôler OFNAC boobu noonu conseil de surveillance am ñi fa nekk ci nit dañoo bari ñi fa nekk ci ay nit dañoo bari ba tax na nit ñooñu bu leen wàññi woon jël xaalis boobu renforcer le côté technique mooy le personnel technique je pense que dina am benn début d'efficacité OFNAC boobu noonu également bu fekkente nit ki deful déclaration patrimoine amul benn pouvoir boo xam ne mën na ko wax ne ko pouvoir bu am solo bu am doole
boo xam ne mën na ko contraindre pour mu def déclaration patrimoine am tout récemment gis ngeen ne président de la République bi nga xam ne yenn ministre bañ nañoo def déclaration patrimoine président de la République moo génn également daal di wax ministre yooyu noonu def leen seen déclaration de patrimoine ci wàllu également li ñuy wax accès à l'information Sénégal depuis mu nekk Sénégal ba léegi depuis 2007 ñu ngi def également benn campagne pour que Sénégal am une loi sur l'accès à l'information mais on se rend compte que Sénégal amul une loi sur l'accès à l'information loolu ay fànn la nga dugg ci biir administration bi boo gisee tey administration bi ñëpp xam nañ ne fi mu nekk nii rapport yi wane nañ ne booy seet corruption boo duggee ci administration bi di ko fekk loolu rapport yu bëri également wane nañ ko te Sénégal amul un code de déontologie général sur l'éthique et la déontologie au niveau de l'administration nga ñëw également ci wàllu répression bi ci njëkk également mooy l'institution judiciaire tey jii nii Sénégalais yëpp même acteurs yi ñoom directement ñu ngi jooy wàllu indépendance de la magistrature. kon suñu déggee sa kàddu loolu day firndeel ne fi mu nekk nii kuréel yu mel ni OFNAC yu mel ni IGE yu mel ni Cour des comptes ak yeneen yoo xam ne daal tey jii teg nañ leen fi ngir ñu daal di xeex lépp lu jublu ci wàllu guerre ñoom am na lu leen manqué am na loo xam ne daal war nañ ko indi ci ay coppite ngir fexe ba seen liggéey gën a ñoŋ maanaam daal lépp lu jublu ci wàllu autonomie budgétaire ak tamit institutionnelle. yenn institutions judiciaires yi amuñu une autonomie budgétaire te loolu dañ ko war a am pour mën a détacher wu ci ministère également de la justice beneen mooy le conseil supérieur de la magistrature parce que boo xoolee ñi nga xam ne ñoo fa nekk membre de droit loolu Sénégalais war nañ ko xam ñi nga xam ne ñoo fa nekk membre de droit ñoom ñëpp pratiquement dañoo am augmentation âge de la retraite bu 68 ans mais augmentation boo xam ne nga dem wala nga ñàkk a dem mi ngi dépendre ci président de la République dépendre ci loi mais mi ngi dépendre ci président de la République bu la fa jëlee rek nga ñàkk sa pouvoir donc kooku nga xam ne yow sa retraite mi ngi dépendre ci président de la République boo deful ndànk kat li mu bëgg di nga ko def donc conseil supérieur de la magistrature tey jii nii dafa war a dañ ko war a soppi ci lu gaaw fekkente ne bëgg nañ intérêt wu justice bi intérêt wu également lutte contre la corruption ak yeneen infractions yi da dugal ba ci carrière magistrat yi président de la République ministère de la justice ak ñooñu nga xam ne wax naa léegi dañoo bénéficier wu également ci relèvement de la retraite bu président de la République ñooñu dañ ci am doole ba nga xam ne il faut que ñu instituer li ñu wax concours ci biir magistrature bi xamante nañ seen biir bu instituer concours seen biir les plus méritants jël poste yi nga xam ne moom moo nekkoon en jeu donc mënoo ne xeex corruption tey c'est instrument de répression defaroo ko taxawuloo ko rapport yi nga xam ne dañ koy produire amul benn effet parce que OFNAC des produits rapport CENTIF des produits rapport yeneen institution des produits seen rapport mais amul benn effet alors que jamono joo xam ne yaa ngi taxaw nga ne yow amuloo xaalis te nga nekk di négocier wala boog ngay mbébét ay xalaat yoo xam ne pour amnistier également ay nit wala boog pour amnistier ay nit ay faits je veux dire nga amnistier ay faits yoo xam ne kenn xamul ci benn nit la yem ci ñaari nit la yem wala ci génération également la yem loolu mooy lan Sénégal yi dañuy liggéey ba dee jël xaalis dugal trésor ay nit benn groupe nga jël ko na tungaal xaalis boobu noonu après ñu ñëwaat également daal di ne oui pour apaiser Sénégal oui pour dalal Sénégal oui pour xeex pandémie nañ déggoo léegi déggoo boobu noonu na sartaala ci également alal réew mi wala nga nasaxal également alal réew mi. léegi Birahim wàllu guerre ba léegi fii ci biir réew mi ndax am nañu yaakaar ne mën nañ ko xeexee ci ni mu waree ak tamit ci yan yoon lañ ko war a mën a jaarale. bi fi njëkk mooy citoyen yi taxaw parce que lépp loo xam ne citoyen bëgg nañ ko am nañ ko ci bëgg-bëgg mën nañ ko am bu citoyen yi taxawee xar seen tànk tubéy daal dina gouvernement bi jox la indépendance de la magistrature yi citoyen yi gouvernement dañ taxaw bu citoyen yi taxawee daal dina gouvernement bi bëgg nañ également ñu am une loi sur l'accès à l'information bëgg nañu réformer le code la loi sur la déclaration de patrimoine bëgg nañ également ñu am une loi sur un cadre de déontologie et d'éthique également au sein de l'administration bëgg nañu am également seen pratique politique yi nga xam ne ay dil ay waxtaan yoo xam ne ci kaw dara askan wi bëgg nañu mu dakk loolu bis bu ko askan wi décidé amul benn gouvernement bu ko mën a bañ donc mbir mi d'abord mi ngi nekk ci population bi ci seen bëgg-bëgg beneen bi également mi ngi nekk ci président de la République bu fekkente ne moom bëgg na également mbir mi avancé dina avancé. Birahim Seck ñu ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf Ndeye Mariam. ñuy fàttali ne yow yaay coordonnateur bu Forum Civil. wàllum guerre boobee la ñuy waxtaanee ni ki tey jii lañ koy màggal ci Sénégal ak la ko war ngir daal di ko xeex mbas mi ak itam tiitaange gi nga xamante ne ñoo ngi koy am ci wàllub école gi ngir rek ñu daal di ci jote respecté wuñu lii lee di protocole sanitaire comme niñ ko waxee yëngu-yëngu ya fay mujj am itam ci l'école gi ci 88 lay doon 628 98 98. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Adama. Birama. Birama. Omar Sow.
waaw Oumar Sow la maa ngi leen nuyu baax di leen sant. ñoo ngi lay fay. waaw ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di rafetlu liggéey bi. affaire feebar bi man lay tàmbalee. affaire mbas mi wax dëgg yàlla moom il faut population bi dellu fi mu gën a nekkoon laala mooy affaire takk masque yi ak raxas loxo yi loolu moom vraiment am na tuuti solution loolu su kiyee daal solution bu gën a wóor daal ñun yëpp doo koo xam ko religion bu mun a rek nañu ñaan yàlla vraiment ci affaire bi comme le président son excellence Macky Sall lu mu waxoon la fois bi il faut ñu essayer de vivre avec le virus c'est feebar boo xam ne kenn xamul daal di kañ la fi kii laalo même vaccin bi sax actuellement ñu ngi ñaw njortu baax na baaxul loolu daal vraiment nañ ñaan yàlla rek daal affaire bi daal ñu ci jéem a góorgóorlu lu dem ci école bi nag man damay ñaax vraiment le ministre d'éducation nationale na jéem a góorgóorlu lu mu mën vraiment mu déggoo ak jàngalekat yi laaloo pour feebar bi bañ a fi law ba faw encore les autorités municipaux la mel ni les maires wala les présidents conseils départementaux nañu jël ci tuuti li ñu yor laalo vraiment jàppale école yi il faut ñu kii puisque ay xale yu tuuti ñoo fi nekk xam nga feebar bi ñoom la gën a garaaw ci laalo man daal damay ñaan vraiment képp koo xam ne sa loxo jot na sa ginnaaw daal vraiment loo ci mën laala ci école yi affaire bi daal nañ ko fa yóbbu quoi te ñu bàyyi puukare bi ak coow li bëri lii loo xam ne amul benn importance fi may jeexalee mooy muy affaire guerre moo wax dëgg yàlla baaxul fenn ci raw defe naa son excellence monsieur le président de la république bu mu toogee fii ba léegi mu ngi def lu mu ci mën population bi nag ak agents yi ñoo xam dañ leen jore ñoo war a góorgóorlu mais état bi moom vraiment def na ci mu ngi def daal jéego yi am solo laa la wax loolu nag c'est à saluer man loolu laa lu ma wax xanaa gërëm baj la sax di ñaanal vraiment excellence monsieur le président de tous les Sénégal El Hadj Macky Sall ak président conseil départemental bu Kolda Moussa Baldé merci ministre de l'agriculture. jërëjëf Omar Sow ca Fuladu ñu daal di jël keneen ci biti réew 33 841 22 33. biti réew 33 841 22 33. salaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. El Hadj Birama Ndiaye. El Hadj Saasi. El Hadj Birama de El Hadj Saasi bu moo lay woo Saasi tembe si xombal gaar. ñoo ngi lay fay El Hadj. di la nuyu di nuyu sa technicien di ziar sa pek am di jàmm yëpp. di wax nag ci li nga xam ne rek moo lëmbe àdduna te ne ci réew mi te sonal nu mooy jàngoro ji ñuy wax coronavirus. tam ne nii bu ku jëri matuwaay mën nga cee mucc. ma jëm ci école yi sama école bi ci xombalee man ci laay wax man. chaque jour ci laay wax ndax daaw son excellence président Macky Sall dafa jël décision teg école yëpp bëgg élèves yi mucc. bëgg enseignants yi mucc ñu toog ay weer enseignants yi liggéeyuñu te ñu ngi leen doon fay ren nag dañoo commencé am njàng te dañoo wax ni distance physique may wax ni distance physique amul ci CM xombal amu fi carte portable ba moo fi am xale yi takkul ay masque may wax surveillance yi ne ci école yi nañu exiger xale yi takk ay masque masque seerul masque saafara la ku xëy jox sa doom goûter téeméer ñaar téeméer ci sangam war nga amoon a jënd masque bu sa doom yóbbaale ndax mu mucc léegi nag problème enseignant yi ci laay wax nan taxaw réew mi taxaw xale yi li lay war a sori su xale yi parents d'élèves bi góorgóorloo ba wutal seen i doom ay masque ñoom nañu góorgóorlu jëm a jàng xale yi taaw jànguñu dara xale yi xamuñu dara buñ ci bëggee ren ab gërëw day indi leen problème ñoom nañu xool daaw dafa neexoon ci ñoom dañoo toog ay weer liggéey ñu leen di fay noonu jàppale seen réew jàppale askan wi loolu mooy dëgg Birama. Alaaji. Birama wàllu ger nag. at mu ne ñu wax ko te gisuma ci saafara man est-ce que dina am saafara at mu ne ñu wax ko chaque jour ñu gis ay cas avéré. te ba léegi fajuwul wasalaam. jërëjëf Alaaji Saasi Mboup foofee ca Xombol Gaar ñu daal di jël keneen ci biir réew mi 88 628 98 98. Birama maa lay nuyu Mame Mor Depa Doa di la siyaare bu baax. delloo ziar Dia. di siyaare bu baax sama ñetti ustaas yow di ñaan gudd fan ak wér ak yaram ak xéwal ak ndam yu yaatu yàlla na ko yàlla defal. amiin seen wax am na njëriñ lool ci réew mi nañ yokk ñaan mi rek mbas mi sa borom gën ko woyofal toy ba benn loraange bañ cee am benn ba ne faat sax mën naa mucc na doon daal soj mu woyof moo xam ne ko àgg ñu faj la jox la aspirine nga naan ko ñibbi rek yàlla bari na sutura. laame bi ngay wax nag bala ngaa laawe saw yaram ndox lan amul ndox mun mën a sangoo bay set moom lan amul jàngoro ji kat bu lawee sëñ Bay Caam moom am na ci responsabilité ndax nit ñi amuñu ndox war naa am yaramam war naa daw gis bu ne jigéen ñi yoonu paan ci dëkk bi fu nañu roñ fa amul mënuñoo toppatoo seen kër mënuñoo toppatoo seen i borom yi kër mënuñoo toppatoo seen i doom loolu ñaaw na lool ma wax mu dem assemblée naan la ma waxoon barki démb damaa juum dat bi dana yokk am ministère nu muy waxee damaa juum
xanaa moom li mu yor sax xamul lu mu doon boo dee daa fàtte ne ministère de hydraulique sax la yor moo yor mbirum ndox mi àll bi kenn ku ne takk morso xonq naan waa ki ñu naan Sen'Eau comme dañ ko imposé askan wi bugguñu ko na ko président jël jox ko ñeneen aw askan kay wax dëgg yàlla boo leen joxee ñoo xam ne wóoruwuñ leen bugguñu ko ñuy mën a yor ndox mi bari na dañ rejeté contrat bi seet ñeneen jox leen ko ndax jàmm nañ ñooy président am jàmm waaye li mu liggéey lépp ndox mi dana ko yàq il faut que mu woo toog sëñ Mbaye Thiam ñu waxtaan Sen'Eau la xaw ma ñu génnee ko fi seet kenn ñu jox ndox mi ñi ko mën a yor bari na doo seet benn nit rek wala ñeent benn société nga jox ko taw askan bugguñu ko ñuy wajoo ji guddeeg ba ci kenn naan kenn du sangu laawamee boobu kenn mënu koo def ndax kenn amuloo laawee dara boo sangu boo sëlmu naanu doo tale laawe say mais nañ wax ci loolu njàng mi nag xale yi moom nañ leen aar bu baax yàlla nañu ci yàlla musal bu seen ñi nga xam ne ñooy parents yi nañ jox seen i doom ay matuwaay rek ndax balaa moom mi ngi ci catu làmmiñ kenn ku ne naan mbas ma daa mel ni sax yéenewuñu Sénégal jàmm nañ ñaan jàmm ci réew mi kilifa diini yokk seen i ñaan ndax ñaan yi moo mas a taatan réew mi depuis jamono indépendance ba nëga ni ci ay ñaan doo nga leen sukkandiku ba ak si finu àgg ba réew yi ñu leen mën a am ci jàmm ak salaam yeneen réew yi mënuñu ko am danoo am ay kilifa diine yu mag yu fi nekk yu amul ñoom jërëjëf Mamour Dia ca Padoa ñu waxtaanee corruption maanaam ger mbas mi ak coow la ca école ba ci 88 salaamaaleykum. allo sang bi. sëñ bi. na ngeen def. sant alhamdulilah. man li ma kàddu yi ma ci mën a wax mooy lenn. noo tudd ak fooy woote. maanaam ba man la Alaaji Gueye Cap Skirring. Alaaji Gueye waaw. waaw. affaire yi ger moom ba keroog bufte bi wol xam nga bufte bi wol ci wolof. maanaam ba dunay tukki du fi jóg. parce que kan moo ko fiy jëlee. parce que ñee corps de métier corps de contrôle yooyu ñu créé yëpp amul benn boo xam ne yow dépendre ci état bi maanaam amuñu benn doole amuñu doole bu ñuy tëjee nit wala bu ñuy defee nit dara. ñoo ngi laaj dèjà kenn ku ne li sa alal ji nga am ak yooyu am ku mën a taxaw di moom du wone lu ko ca fekk dara. yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg bu baax kañ. waaw noonu maanaam loolu moom ba kere bufte bi wol du fi jóg. loolu moom daf maa leer loolu laa amoon lu ma ci sànni ba kere àdduna yi dugg ger du fi jóg. xéewal jàmm ak xéewal Alaaji Gueye foofee ca Cap Skirring joxe na xalaatam ñu jël keneen ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Birama. waaw. ñu ngi lay ziar waa ji yaa ngi nga bokk liggéey bi yëpp. delloo ziar. ñaanal jàmm xéewal yu bëri. ñu saa si ñu génn sànq macha allah. waaw ñuy bopp yëpp daal. yokkal kàddu gi. man li may njëkk a wax mooy ci affaire guerre bi. président de la république bëggagul guerre jeex. parce que boo xoolee ba xool ko bu waxantee dëgg ñoom surtout moom def nañ loo xam ne lii man mënuma ko am différence parce que suñu demee bay am ñoo xam ne dañuy liggéey ci bi ñu leen yokkal ay solde ñu demee noonu surtout ay assemblée ñu leen jox yenn kii yi loolu dafa mel ni guerre loolu dafa niroog guerre loolu sorewut ak guerre parce que olof nee na ku ëmb sa wóor ëmb sa kersa parce que président waru taxaw di def di yokkal ay député ci ay ci yoo xam ne yi ay bénéfice wala yu leen di jox yu demee noonu loolu waru am président de la république boppam bu bëggoon guerre ba na fi jeex mais problème Sénégal mooy amuñu benn loi boo xam ne bii dinañ ko appliquer doxal ko bépp tuwaal yi ay loi ko fees mais dara doxaluñ ci dara vraiment bëgg a dee ñu naan loi sàngam te doxaluñ ci tus kirey ni sax sawaay bi ñu ko waree tëj fukki at sawaay benn at la ñaan ko day tëdd 6 mois day di buñ bëggee réew mi baax na il faut ñu teg ko ci yoon te mu commencé ci ñoom tege ci yoon di doxal yoon aqulayi taala waaye bu ñu waxantee dëgg rek bëggaguñu réew mi yor parce que suñ ko bëggoon dañ jël ay jumtuwaay yu bëri na parce que affaire guerre gi surtout sax ci affaire fu ñuy topp ay papier yu demee noonu bu fekkoon dañoo ba jox nit ñi ñu am droit maanaam buñ demee foofu sax buñ fa gis fekku leen koram ñu mën koo photo wala ñu def ko ci internet wala ñu yóbbu ko déclaré ko bu ko defee kooku ñu aj ko ñu dàq ko wala yu demee noonu buñ ko defee kenn ñaar ñett bu sa ki nga xam ne caaxaan nañ dañ ko fa génne guerre gi war nañ ko faa mën a génne ci àddina bi bu doon fii ñu nekk de benn gërëm sax boo ko defee affaire guerre bu soobee yàlla ñu la jàppee nga fal waaw jërëjëf mbokk moomee woote ca États-Unis ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. allo. salaamaaleykum.
asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ Ndiaye na ngeen def. sant bu baax alhamdulilah. alhamdulilah Aliou Diouf Paris. Aliou Diouf waa. guerre moom du fi gaaw a jóge. lu tax ñi ko nar a xeex ñoo koy def bu mujj bii ñu mujj jàkkaarloonteen nii bu mujj bi nii mooy guerre bu ñu guerre kii Idrissa Seck loolu guerre la si xeetu guerre la ñi nga xam ne nag ñoo war a xeex guerre bi buñ ko njëkkee kan moo kon guerre du fi jógee lenn rek moo ko fi mën a jële alternance parce que ñi fi nekk nii le mal est profond kenn mënatu ko dindi waxoon na ne bàyyi na njuuj njaaj comme ni ko Diop di waxee toujours mais pour man léegi bàyyiwu ko alternance rek waaw lu ma gis nag neex na ma li ma doon ñaan Khalifa Sall ak Sonko Ablaye Wade na jël responsabilité am coalition bi daal di mot lii jóge fi ger jóge fi si mbirum njàng mi nag professeurs yi nañ am seen fulla de dafa ne mënu leen fay te pourtant mu ngi yokk kii budget institution yoo xam ne amuñu benn njëriñ waaw kon am na xaalis na leen fay buñ ko baal dara comme mu ngi budget gars yi kon am na xaalis nañ leen fay lépp luñ leen yorel wala wala ñu yëngal amul dara jërëjëf. jërëjëf Aliou Diouf woote ca Paris ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum allo. allo. waaw sëñ bi noo tudd ak fooy wootee. allo. sëñ bi noo tudd ak fooy wootee. allo. kooku amul retour Pape Lay ñu jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33. ...88 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. kooku. Cheikh Diop Yabatil Diop. waxal ñi sa ginnaaw ne yaa mujj. kon sama gars yi sa gannaaw dégg ngeen ko kon alaaji Cheikh Diop Yabatil Diop moom mujj Ibrahima Ndiaye nee na. Ibrahima Ndiaye Diop nee na Cheikh Diop Yabatil Diop moom mujj. ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siyaare. di nuyu si technicien. di la jaajëfal bu baax a baax di wax mbas mii nga xam ne tey jii maanaam demoon nañ ba nga xam ne tey jii yàlla defoon na doon na wàññi ko tey jii mu bëgg di yokkuwaat yàlla na ko yàlla dëppaat ndax yéen waa Sud FM moom dañ leen a jaajëfal dañ leen a gàcce ngalam ndax lépp loo xam ne ni njariñu réew mi la njariñu dëkk bi la yéen a ngi ci suba yéen a ngi ci ngoon kon yéen gàcce ngalaama yéen waa Fatick dañ leen di ñaan yéen ñëpp su ko defee affaire guerre bi moom nañ ci gën a góorgóorlu baax a baax xam naa nag lu fi jafee naqari dindi lay doon ndax dafay yàgg ndax ñiy wax bari na ñoo xam ne ni yaakaar naa ne tey jii ñi fi jiitu woon yaakaar naa ne doon nañ gën ndax Aline Sagara ab ambassade la yaakaar naa bu nekkuñ fii ci réew mi ci yaakaar naa doon nañ ko biggante ak wëlis kon yaakaar naa ne tey jii boo gisee tey jii am na groupe de presse yoo xam ne ni daa joxoon nañ leen fi 400 nangam millions loolu lépp yaakaar naa ci affaire gara doon ay malet yu ñu daan fi joxe yaakaar naa amoon na fi kon tey jii buñ ne rek Idrissa Seck ak Macky Sall ñun ñëpp nañu ñaan yëf yi ñu bañ koo politique ñu bañ koo defee nañu ñaan jar bii mu wàññi ko ndax tey jii ñi taxaw ak ñee fay taxaw ñoo ñëpp dañuy lekk jar nun ñi nga xam ne nunu citoyen yi sax boo ko seetee noo dàq gere ndax tey jii man damay dëkk Louga bëgg a dem Dakar bëgg a fanaan si waat Louga tey jii bu ma gisee ka ma liggéeyal su ma ko bu ma dee fay junni su ma ko bëggee joxe ñaari junni wala nangam mu jël ko ndax dama naan ko bu ma fi passé dama di koy yàq bi samay liggéey yooyu yëpp dañ koy moytu nit ñi nañu góorgóor nañuy wax loo xam ne du jóg nañ koy politique dëgg la waaye président Macky Sall mi ngi def kemtulaay kàttanam kon nit ñi di wax ñàkk ànd ak nit ki nag ndax tey jii maa ngi dégg ñuy wax ay Sonko tey jii lam waxoon lépp ci politique dellu na ci gannaaw ndax tey jii boo taxaw fii de borom loxo yu taq yi du ma ànd ak yow te loolu lépp ger la ndax tey jii bu fekkee ne dem na tey jii ba nga xam ne tey jii diggante bi ñi may arrange ñëpp diggante xaalis la woon ak xaalis wala suuf ak suuf
mu bëgg a dox ci diggante ba rek loolu saaru ger la ndax ma nga ci wut ab santas bu mu ci am ñi ngi lay jaajëfal baax a baax jiraa ma nekk ak jàmm jërëjëf. jërëjëf Cheikh Diop ci moom la ñuy yëkkatee jotaayu xibaar yi ak wax sa xalaat sant leen gërëm bu baax Pape Abdoulaye Dieng mi féete woon ci xarala gi ci kanam tuuti bu juróom benn waxtu jotee xab say limaan wan ñëw ak yéen ci xibaar yi ci yaatal ci français lay doon ñu leen di bàyyi ngeen wéyande ak seen programme seen rajo.